ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci mbiru nervi APR yi nga xamante ni buñ leen teelul arrêté publié woon nañ ko suñu page Facebook ci guerre civile la ñu jëm. Sénégal nag boo waxee ñu ne guerre civile mënu fee am mais lu mën a nekk la li tax lu mën a nekk la mooy bu fekkee ni dafa am ñoo xamante ni nguur moo leen ngemb di leen fay di leen jox ay arme di leen xont loger leen te duñu ay alkaati ñuy wër di agresser sénégalais yoo xamante ni ñoom violent wuñ yoruñ ngànnaay seen réew moo leen ñor te lépp ñu ngi koy def de manière pacifique. sénégalais yooyu ñuy agressé bu ñu demee ba xam ni seen état mënatu leen aar ñoom itam dañuy jël seen matukaay balaa nervi yi di dal seen kaw ñu fayu. te fii la Macky Sall ak nguuram bëgg a yóbbu sénégalais yi moo tax chaque fois ñuy alerter bi ci mujj mooy kaaw Guy Marius Sagna ci Nianing dinañu revenir ci cas bi nu mu demee te la fa xew bu fekkoon ne ñoom Guy Marius Sagna dañu décidé woon fayu tey ay bakkan rot na ngay dégg mais heureusement que Guy Marius Sagna moom bokk na ci activiste yi gën a sedd ñun taam daf ñu sax dépassé ndax am na yu muy muñ en tout cas bu doon ñun la ñoo koy dund amaan na mun na jëlee leen proportion. avant Guy Marius Sagna itam Kër Massar également ñenn ci population bi dañoo amaloon manifestation bi si weesu ngir ñaawlu condition seen dëkk seen maire envoyé leen ay nervi ñu leen di dóori kurpañ ci kanamu takk der yi. beneen bi ci mujj nag moom ay menace la benn ancien mbandkat boo xamante ni ñun duñu sax jaar ci turam parce que tur lay wut instant bi ci wutum siw gu métti la nekk mais jàpp leen ni fecckat la woon bi moromam yi di jàng ci daara ak école yi mi ngi wër tànn béer ak xumbal yi topp waa pirate de jëppal. xam nga waa pirate de jëppal ñoom ba ñuy toll seen digg jamono jeunes yu bari dañ leen faawoon bëggoon mel ni ñoom parce que dañoo révolutionné pecc mi indi ay chorégraphie yu bees jeunes yu baree bari defoo leen ay fans moom ngóor si toppoon seen ginnaaw ba gaay sarax ko dugal ko seen benn clip muy mband yu métti yii rêve bi gënoon rëy mooy nekk mbandkat international. jamono dem ba yàqu ak nguuru Macky Sall parce que nguuru Macky ñoom dañu delloo téeméerat ci ginnaaw mu dugg ci politique léegi dem na ba am audace naan dafay menacer Pape Djibril Fall parce que moom Pape Djibril li muy wax arrangé wu leen. mais il n'a qu'à arrêter na bàyyi di ŋàññi président Macky Sall parce que président Macky Sall lu mu def moom deful xaaj bi président Macky Sall moom la yàlla fal muy dimbale Sénégal moom qu'est-ce qu'il a fait pour le Sénégal Pape Djibril Fall nekk ci télévision rek ibbi gémmiñam di wax di xas te defoo dara pour Sénégal. ah ñi ne la yaa mën a wax rek yaa mën a wax bu la tax a wax loo xamut il est trop bavard na bëri na tëj gémmiñam gi parce que maa ngi koy waajal yoo xam ne dina tëj gémmiñam par force parce que maa ngi koy waajal yoo xam ne dina tëj gémmiñam par force parce que maa ngi koy waajal yoo xam ne dina tëj gémmiñam par force. donc yaakaar naa ñiy wax dictature intellectuelle tey am na lu ñu commenté benn journaliste boo xamante ni moom analyste la te la plupart lu mu wax teggi am na lu mu fa teg ëllëg ñu déglu ko xool lay njariñ ci kàddu yi muy jëbal bu dee ni defar réew mi moo leen ñor mais dañ koy menacé ne ko déedéet waxal ni Macky Sall moo fi def lii par force. alors que RTS mi ngi nii télé bu ñàkk njariñ bii nga xamante ni ñun sénégalais ñoo leen di fay mais benn parti lañ fi nekkal muy APR boo leen woowee ci événement sax duñ ñëw te ñun sénégalais ñoo leen di fay moom it Pape Djibril Fall dafa yaru bu mu ëpp mu Guy Marius Sagna ñoo yam mais bu doon keneen dafay porter plainte ñu arrêté mbandkat bii nga xamante ni tekkiwul dara te moom Pape Djibril Fall nag na jël ay matukaayam ndax ñoom bu la jéemee woo mënuñ la am dañuy fexe yàq la donte doomi aadama nag lu mu def mu sotti suñu borom da ci ànd mais na taxaw ci ay gardam ndax force occulte yi nekk ci nguur gi duñ ko may dara. Sénégal nag bari na ñoo xamante ni au lieu que ñu wax ci lii nga xamante ni fa mu nar a jëm baaxul suñu réew dañuy nekk di attardé wu ci li xew ci réseaux sociaux yi maanaam ay faux compte yu saaga suba ngoon te xamuñ ñooy kan donte dañ koy ñaawlu créer faux compte utiliser turu jàmbur ak photo jàmbur di saaga nit ñi moom rafetul jekkul moo xam fu munti bokk. mais dafa am lu ko gën a garaaw te waa nguur gi ñoo nekk di ko def mooy ay nit yoo xamante ni ràññee nañ leen xam nañ fi ñu dëkk ñu armé leen dëkkal leen di leen fay chaque mois pour ñuy wër ci dëkk bi di agressé activistes yi ak ñi nga xamante ni ñi ngi xeex ngir benn mbir léegi yamatuñ ci dañuy sax menacé moo tax ñu bëgg ci def benn taxaw seetlu leeral kaa yi fi mu jaam ak fan la ñu nar a jëm bu fekkee ne nguur gi arrêté wul di def yi fu banditisme yii ñu bëgg a continuer yore réew mi ndax ñoom bu dëkk bi tàkkee dañuy daw ak seeni njaboot. ñu dooree ko kaaw Guy Marius Sagna ci agression bi mu subir ca Nianing bokk ci communauté rurale bu Malicounda bu Mbour te Maguette Sène nekk tey directeur kudd di seen maire. foofu lan moo fa xew ak lan moo fa yóbbuwoon Guy Marius Sagna Malicounda dafa am benn association bu fa juddu ñu koy woowee jug jot na te ndawi dëkk ba taxawal ko ngir sàmm intérêt village yëpp moo xam Nianing Mbaling Warang Socé Warang Séeréer Susan Bambara ak li ko wër ñoom nag depuis lu yàgg ñi ngi xeex ngir seen suuf ñu bañ ko caxat-caxatee. ndax le 26 octobre 2016 meeru Malicounda di Maguette Sène nekk tey directeur COUD dafa indi woon benn tubaab di nationalité belge bu ñu naan Philippe Selfood ne dafay amal benn projet résidentiel et hôtelier ci espace bu toll ci 18 hectares moo nekk nii ngeen ni seen moom Maguette Sène bët ki démb génn na benn communiqué ne musul attribuer 18 hectares mais document ba nekk nii moo fa indi woon tubaab bi convention bi ñu signé woon moo nekk nii
daal di defaat beneen attribution boo xamante ni daf ko jagleel beneen société ci même zone bi nga xamante ni moom la joxoon tubaab bi. parce que ci diggante bi tubaab bi jot na fi dugg kaso kenn xamul lan moo ko dugal kaso tubaab bi jotoon na fi jéem a xaru kenn xamul woon lu ko waral tubaab bi tamit profité nañ génnee ko réew mi te ba tey dellu si waatul mais boobaak léegi non seulement projet bi réalisé wuñ ko mais aussi waxuñ fan lañ nar a jëm ak 18 hectares yooyu noonu lii moo nekk di xew actuellement Nianing ba pare ñu bëgg koo ndëppal léegi nag comme que waa association bi depuis des années ñoo ngi xeex mais kenn déggu leen ci lañ invité Guy Marius Sagna Nianing ngir toog waxtaan pour dossier bi sénégalais yëpp mën cee jot foofu nag la directeur COUD di Maguette Sène nekk meeru Malicounda ak ña ko fa teewal tàmbali def ay manigance pour rencontre boobu noonu bañ a am. réunion bi dama ci jotoon ay information parce que ñu bari tey depuis démb ñoo ngi ñuy woo di ñu jox xibaar réunion bi jot na de ko initiation pour lan moo taxoon ñu war defar réunion bi mooy ñu wax ci 18 hectares yi. ñu ne nañu def réunion boo xam ne dañ koy defoo école Bour buñ ko waree defee école Bour directeur bi dañ koo menacé ndax jokkoog naa moon téléphone bi ma ko laajee dafa ne réunion bi boo ko defee foofu dañ lay dàq nu mu gën a gaawee nee na dafa jot ay instruction ñu jëlee ko foofu ñu jëlaat oto informé nit ñi pour ñu war a ñëw fi nga xam ne moom mooy war koo changer Oasis ki nga xam ne moom Oasis moom itam ñu menacé waat ko bi gaa yi demee fale ñu fekk leen fa Guy Marius Sagna di expliquer gaa yi fekk leen fa saaga leen ne leen doo leen ko fi waxe parce que lu waral gaa yi dem foofu dañoo ne woon duñ ko mën a defoo gaa yi ne nag nañu dem ci buntu ba bu ñu demee taxaw foofu pour filmer ko wax ne fii la 18 hectares yi ñëw ak Guy Marius Sagna ci la leen ay militants yu bari ay kaar jóge fu ne ñëw wàcc Nianing tas gaa yi xeex ak ñoom yooyu yëpp moom mooy problème bi gendarmerie ñëw mu nekk loo xamante ne lu métti la léegi nag li ñuy laajte ndax kenn amatul droit def réunion ndax kenn amatul droit invité Guy Marius Sagna mu ñëw. ñoo ko déggandoo ñoom Guy Marius Sagna dañoo décidé woon dajaloo ci benn bërëb ak doomi Nianing yi waxtaan ñu aaye leen bépp bërëb ñu ne kon nañu dem fa problème ba nekk mooy 18 hectares yi ñu bëgg séddoo taxaw ca mbedd ma wax li ñu war a wax nervi yi daal di leen di fekk foofu noonu agressé leen li ci xew lépp yaakaar naa yéen ko gisandoo ci ay vidéo te li yéeme ci histoire bi mooy quand wu ñoom Maguette Sène ñi ànd ak moom benn argument la ñuy layalee agression bi mooy yoonu Guy Marius Sagna nekku ci waru fa woon dem. nit koo xam ne aussi doo préfet doo gouverneur doo sous-préfet quand même bu problème amee atteeguñ problème bi ban problème la lan moo ko indi nga taal sa oto dugg ci béréb jàmbur yooyu tamit di ngeen ko war a xoolaat. dugg ci bérébu jàmbur fan mooy bérébu jàmbur. est-ce que moom il est de Mbour. bu nekkul de Mbour amul droit de Mbour. non lan la signifié préfet la. préfet la. Guy Marius Sagna c'est un citoyen sénégalais. Citoyen sénégalais mais. s'il n'est pas de Mbour amul droit dugg Mbour. du préfet du gouverneur. mais amul droit dugg Mbour. mais fu mu dem. mairie la affaire problème suuf la donc yooyu tamit da ngeen koy xoolaat. un citoyen amul droit dugg mairie. jëmu yu waaye di yi ñoo yor Sénégal tey maanaam kon léegi réew mi ak nguuru Macky Sall Sénégalais bi dafa am dëkk bu mu war a dëgg tànkam ak dëkk yoo xamante ni dafa am sens interdit wala buñ la falul amoo ndombal tànk waroo wax ci problème mu askan wi lii moo garaaw te fu mu nar a jëm ndox amu fa. waxuma la sax sénégalais mais même ab étranger ab doxandeem bu jógee bitim réew dugg ci biir réew mi te jógul ngir yàq fu ko neex dugg fu ko neex génn waxuma la ab doomi réew boo xamante ni moom dafa tayle léppam ngir Sénégal Guy Marius Sagna mooy ci gën a yaru ci activiste yi doo ko dégg sax mu wax lu ñaaw jëmale ci ñi nga xamante ni ñoo nekk di yàq Sénégal actuellement même manifestation bu ko takk der yi di jàpp du nekk di bañ wala di jéem révolté wu kon kii méritowul li ko Samba booy def bërki démb te ñoom waa FRAPP Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal bu ñu décidé woon fayu am ñu ci gaañu ba tey waa nguur gi ñi ngi takk rajo yi di wër fépp naan force occulte yi leen doon wax ñoo nekk nii ñii ñoo bëgg a taal réew mi mais xëy na yàlla li gën lay def ànd nañoo ak dal ba topp leen ci terrain bi ñu leen bëggoon woo muy raayante moo tax ñu waxoon leen ni force occulte yi terroristes yi agresseurs yi ñi ngi ci nguuru Macky Sall ñoom rek ñoo fi organiser ay meeting di dóoranteeg saagante seen biir ñoom rek ñuy wër di agresser sénégalais yi fii la réew mi toll. ñu ñëw aussi Kër Massar foofu itam lan moo fa xew ñenn ci population bi ñoo dajaloo ci benn collectif tuddee ko mouvement sàmm suñu dëkk parce que léegi li neex Sénégal mooy askan wi xaaratuñ kenn di ñëw di saafara seeni jafe-jafe ñoom ñooy dajaloo ci benn kuréel boole seeni naqar ngir xàccandoo dóorandoo loolu la waa Kër Massar def ngir xeex li leen métti seen dëkk benn mooy désorganisation ba fa am ak yeneen i jafe-jafe yu ci mel ni wàllum insécurité te seen maire defu ci dara ci lañ décidé organiser benn rassemblement samedi passé ngir fësal seen naqar
bi ko meeru dëkk ba yëgee muy Moustapha Mbeng bokk APR ci la def benn audio di woo booy topp ci ginnaawam ngir ñu attaqué ñi war a organiser manifestation bi maanaam di leen woo ci violence. parce que nag ñun APR moom suñu waxante dëgg rek on a une jeunesse bi nga xam ne dañoo muu suñu jeunesse bi duñu ay tapette de mais soo ñu xoolee comme ay tapette parce que opposition bi ñooy wax opposition bi ñooy attaqué opposition ñooy génn di jéem a marche di jéem a xeex ñun opposition bi sax buñ programmé marche ñun war nañ programmer marche même lieu ne leen dañ daje foofu ñu xool ba xam yéen li ngeen di jaay ñu jënd ko préfet dégg loolu arrêté marche bi annulé ko parce que risque d'affrontement wala nangam yooyu yëpp c'est des stratégies mais bu ñu waxee ñu ne bàyyi leen ñun nañ liggéey adduna bi léegi da ngay liggéey boole ko ak wax waaye liggéey kese te doo wax nit wax ba suul li nga liggéey jëlee la fi loolu moo fi am waaw bëgguma woon nag def sax ay vocal parce que man damaa wax ba sonn waaye nag il faut que ma def ko parce que des fois sa xol bi moo dul neex parce que formé wu ma leen noonu ci politique man te li may gis nii noppiwaay bii ak toog a seetaan bii des fois sax da nga naan ñii est-ce que ànd nañu ak man est-ce que ñii sax samay jeunes lañ des fois tu te poses la question. xam nga lii incitation à la violence la maanaam di xirtal ay doomi aadama ci fitna ci koo xamante ni yow maire nga mais aussi député nga assemblée nationale Moustapha Mbeng maire la député la ca pencum ndawi réew ma. xam naa ñu bari daañu comprendre léegi lan moo tax suñu assemblée mel ni mu mel jëmm yu mel ni ñoo fa nekk dafa def seen yëfi dof bi mu waxee lii kenn jëbalu ko convocation waaye itam teguñu koy daan ni mu ko waxee la ko defee bésu manifestation bi dafa organiser ndogu ci même bërëb bi manifestation bi war a amee ngir def li ñu woowe provocation ba noppi envoyé nervi ngir ñu agressé manifestants yi moom ngeen di gis nii te li ci gën a ñaaw mooy dañ doon agressé gars yi ci kanamu takk der yi weddi gis bokk ci maanaam waa APR li ñu nekkee léegi dañ koy def en complicité ak suñuy way takk der yi nga xamante ni ñoo war a wattu suñu kaaraange. Mis à part son incompétence, il se permet d'envoyer des nervis chez moi pour insulter nos pères, nos grands-pères et faire des audios qu'on a transférés à la presse, qu'on a transférés le monde entier, on les prend en témoin. Moustapha Mbeng, c'est un incapable et un provocateur. C'est un provocateur qui n'a voulu que nous provoquer et en insultant nos parents. ku nekk sa papa ak sa yaay nga am ku saaga sa baay nga jóg wax ak moom dafa saaga suñu baay mis à part anarchie bi am fii Kër Massar yëpp on a un compte à rendre à Moustapha Mbeng te doomu Babacar Faye yi nga saaga tey lay mujj. kon kuy wër saagakat ay agresseur ay terroriste seet ko ci nguuru Macky Sall te violence bi nag warul bett kenn ndax seen kilifa muy Macky Sall saa yu wax ak sénégalais yi dafay menacé di xupp ak jéem a yóbbu fit parce que bu xat bu ñu jox pouvoir la pour moom lépp ci doole lañ koy réglé ak guuxi lex. nee na dafay jéem a réguler réseaux sociaux yi alors que moom ci indiscipline la yore parti muy APR maanaam yow mënoo réguler sa parti nan da ngay réguler réew mënul nekk. donc li ñu war a xam mooy ñoom comprendre nañ ni mënuñ wane nañ ni dañoo tële mënatuñ yor réew mi léegi nag ci violence la ñu bëgg a yegalee seen mandat bii agressé fii saaga fële recruter ay nervis de gauche à droite ku dem bay utiliser violence cela veut dire que yow sa xam-xam dafa jeex mënatoo te li ñuy def nii yëpp dara du leen ci fekk gis ngeen li fi xewoon ci manifestation yu weesu. APR dafa recruter ay nervi waa PS ñoom Aminata Mbengue Ndiaye recruter également ay nervi jox leen ay armes héberger leen biir maison du parti socialiste bi nekk Colobane nervi yooyu yëpp moo xam APR ak waa PS dajaloo di agresser sénégalais yi dem sax bay téere ci këru jàmbur yi ay balu fetal mais ba tey dara fekkul leen ci alors que ba moment bi ñuy def vidéo bi ñoom Ndongo Diop ak yeneen otage yu Diourbel bi ñoo na ba Ziguinchor ñoo ngi leen teg loxo ba léegi parce que dañ doon manifester pacifiquement gàdduwuñu woon sax xeer bu gën a ndaw mais délinquants yi nga xamante ni ñoom dañoo yoroon ay armes di agressé ñoo ngi doxi seen soxla kenn laalu leen mais yemuñ ci léegi dañuy sax menacé ñi nga xamante ni bokkuñoo ak ñoom gis-gis tey waxte yàlla rek tax. nekk ci télévision rek ibbi gémmiñam di wax di xas te defoo dara pour Sénégal ah ñi ne la yaa mën a wax rek yaa mën a wax bu la tax a wax loo xamut il est trop bavard na bëri na tëj gémmiñam gi parce que maa ngi koy waajal yoo xam ne dina tëj gémmiñam par force fii la ñu nguuru Macky Sall yóbbu en 2021 ay alliés politiques yoo xamante nii seen jeunes yëpp dañ koo fecc ba ràpp moom waa ji bi muy war a dem mband boobu Pape Djibril Fall mi ngi ca daara ja pare dem école jàll fac noppi def concours CESTI génn doon journaliste moment boobu noonu waa jaa ngi mband ba tey ci ay caaxaan képp la nekkoon ànd ak waa pirate de jëppal fu ñu dem yóbbaale ko mu topp leen Macky Fallu delloo ñu ginnaaw ba mbandkat boobu nga xamante ni ba moromam yi di jàng mi ngi wër di taxawaalu ci xumbaleeg tànn béer yi kooku tey mooy jox leçon doomi aadama boo xamante nii mën nga bañ a d'accord ci ay idéem mais doo ko bañal pertinence am fii la Sénégal toll nguur gi fi nekk dañuy promouvoir médiocrité ba ñi nga xamante ni dañoo waroon noppi ñu jël kàddu naan dañuy wax démbay xupp doomi aadama yi
moo tax ñu ne nag ku nekk jëlay matukaayam ndax comme ni ko kilifa waxee woon rek ñun suñu bakkan yi moo gën bakkanu samba boo yi nga xamante ni tekkuñ dara ku jóg nag pour faagaagal la yow am nga droit fayu la yamuk la mu namu ci yow. Barthélémy Dias en 2011 bu fekkul woon mu yor arme kon ba tey ñu ngi koy ñaanal ngir suñu borom yërëm ko ndax ay nervi lañu yónni woon ngir ñu fekk ko meereem sàkkal ko pexe ndeke boobu moom mi ngi pistolet daal di tiire gaay daw mooy kaaw Ndiaga Diouf bi ngeen di dégg ay agresseurs yu ñu yónni woon la ngir ñu sàkkal pexe Barthélémy Dias bu Barthélémy Dias yoru woon arme ray nañ ko moo tax ñu gëm ni ñoom Guy Marius Sagna Abdou Karim Gueye ak ñeneen ñi nga xamante nii ñi ngi xeexal Sénégal ñoom dañoo war a wut autorisation ngir yor arme ndax nguuru délinquant la ñu am ak affaire te ñoom jëmm yooyu noonu dañ leen soxla ci xeex bi seen dund daf ñu amal njariñ ñi nga xamante ni nag seen dund amul benn njariñ mooy agresseurs yi ñuy yónni ak ñi leen yebal ñii ku la ci bëgg a ray boo ko rayee da ngaa rendre service Sénégal ndax seen dund gi dee moo ko gën torox mënul weesu say waajur jur la fi ñu la war a juree nga màgg war a tekki amoo looy def lu dul di wër di agressé ñu lay fay kon nag ku nekk jël say marukaay te comprendre fi ñu nar a jëm ak nguuru Macky Sall kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf